mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen émission bu mag bii di tase ni ma leen ko waxee woon rek saa su ne dinaa dugg ci dëkk bi dem seeti ay ndaanaan tey nag ma doxantu fii si Pikine ñëw fekk si benn ndaanaan bu mag defe naa fii ci Sénégal kenn dootu ko présenté à travers li nga xamante ni mooy art bi musique bi rawatina li nga xamante ni mooy taasu dama leen di fàttali tuuti rek du ma jënd caan ci pax yëkkatil ma xool sa pointure waaye it li nga xamante ni mooy lëmbal naar balaa dara dañ koy bàyyi rek mu nuyox yéen internet yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV bu ko defee ñu daal di wéyal ci waxtaan bi. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna fu waay mën a ne rawatina yéen internet yi Dakar Buzz maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di la baalu ak di la baal ci at mu bees mi di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg jërë ngeen jëf. macha allah ni ngeen ko gisee rek tey ki ma fekk si du kenn ku dul Secka nag defe naa moom Sénégal fii en tout cas kenn dootu ko présenté ndax macha allah bëgg nañ bu baax li muy def waaye mën na ko te dina ko teg ci temps dañuy daal di rek door suñu émission Secka ñu daal di commencé si commencement bi ndax révélation mooy tax artiste daal di fël daal di dem mais bu ñu fàttalikoo tuuti mu mel ni benn ASC dafa doon def genre fuural ci la El Hadj Ndiaye doon maye concert foofu nga teewoon fa daal di yéeg daal di woy mu repérer sa talent et ci foofu la daal di rek woowee pour ngeen def benn duo mën nga ñëwaat tuuti rek ci si moment yooyu. waaw maa ngi am mbégte ak bànneex nag ci question bi nga yow laajoo sax da ngaa wax loo xam ne lu leer la mooy man maa ngi commencé ci samay activité ci théâtre laa doon def ci franco arabe bi ma doon jànge par la suite koñ bii ma dëkk muy Caaroy di Xurumbukki lu tuddoon bi nga xamee ni magi quartier bi ak délégué beeg notable yi réunion nañ ni lii def fi war a jóge bi ñu fi jëlee Xurumbukki lañ tuddee koñ bi sant yàlla bi ñu formé sant yàlla nag bi ñu amee bi ñu fi jëlee Xurumbukki ba mu tudd sant yàlla nag ci lañ daal di am benn équipe nawetaan maanaam am ASC xam nga nawetaan moom ASC lay nekk association sportive et culturelle ci lañ am benn troupe théâtre léegi nag comme commencé woon na théâtre ci franco bi ma doon jànge après mu ñëw continuer di def théâtre ci ASC bi yàlla def suñ première année ñu jël journal départemental jël régional ci théâtre ci laa commencé nag am amour bi art quoi ba année bi ci topp ñu gagné coupe nag équipe bu ñu dendal maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp muy waa ASC Mengo bu Thiaroye gagné coupe bi ñu gagné coupe nag El Hadj Ndiaye bu Siggi sama sëriñ sama patron DJ Sow Karim may leen benn concert moment boobu kii moo koy defal présentation DJ Sow Karim après DJ Sow Karim ci la ma présenté woo ma ci kaw parce que Sow Karim ñun ñoo bokkoon troupe xam na ni damay def ay kebatu xamoon na talent bi mu ngi ci yow après boobu ma yéeg ci kaw seenu El Hadj Ndiaye maa ngi fàttaliku mi ngi way benn morceau bu tuddoon Baye Gonjo ci la ma woo après ma taasu ci wàcc après man fàtte naa ko sax 2 jours après mu ànd ak waa orchestre am boobu waa Asfa orchestra ñoo koy accompagner mu ànd ak waa orchestre am ndeysaan ñëw kër ga benn après midi nii waa Asfa xam nga ay militaire lañu ñu ngi sol tenue militaire nekk 3 personnes ànd ak El Hadj bi ñu ñëwee sax di ma laaj après sama yaay dafa tiit comme gis na ni gars yi ak seen tenue mu leen waa yàlla na ko yàlla yërëm bi ñu ñëwee rek laajte salaamaaleykum ana Secka rek mais def ni mbaa jàmm la lu expliqué ndeysaan sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan El Hadj ni ko noodu dara man woykat laa maa ngi tudd El Hadj Ndiaye mais Secka laa soxla woon rek dama bëggoon ñu waxtaan liggéey lii moo indi suñu ànd après ndeysaan ci lañu ànd waaw ci ngeen ànd après ngeen daal def benn duo mu la naan ci Secka foo jëm defe naa mu nekk premier clip bi nga tourné ci sa carrière nan nga jëlee tamit succès boobu ndax clip boobu defe naa tamit cartonné woon na fii ci Sénégal waaw mooy morceau boobu mu ngi tuddoon Ndar Géej borom ndeysaan taabal boo mu nekkoon lu rëy ci man nag parce que borom taabal boo gis boo xaree xolam magasin nga ciy fekk
boobu commencé naa ànd ak El Hadj Ndiaye di def musique yàkkamtiwu ma lu dul ñu am clip bu mu génn télé. El Hadj Ndiaye moo ma njëkk a yóbbu rajo moo ma njëkk a yóbbu télé moo ma njëkk a dugal studio ñu def morceau Ndar Géej. ndeysaan morceau bi am succès nag ndeysaan am na suñu benn grand Aba Talib Gueye maître Alé Gueye Ndar la dëkk El Hadj Ndiaye moom ko ci way teraanga bu ne la ñu teral bi ñu demee di tourné ji clip bi way mu nekkoon lu rëy ci man wax dëgg yàlla nag parce que ku baax te ku ko may loxo rek bëgg nga mu am tur vraiment te suñu grand El Hadj tamit moom day ndaanaan tamit nit ku baax la day ndaanaan def na lu nekk tamit ci art ci musique fii ci Sénégal donc c'était pas facile du tout nga ànd ak ku mel noonu xam nga ku xas ba def andi empreinte am ci musique sénégalaise nga nekk ndaw mu jël la ci wetam donc moom il a pas droit à l'erreur ndax yomboon na seen collaboration waaw parce que xam nga boobu fekk na El Hadj Ndiaye def morceau bu ñëpp bëggoon nag ndeysaan muy soo ma gisatul di nga ma xalaat te xam naa ni sa yoon wi dina wéet tey mu bëgg a may comment ça va comment va la santé raga juma ay da raga juma moom nit ku ñëpp xam la tey mu bëgg a may loxo koo xam ne kenn xamagu ko metti woon na trop style musique yi différé style musique yoo xam ne bokkul parce que képp ko xam El Hadj Ndiaye xam ne moom musique acoustique lay def léegi mu bëgg a woo benn mbalax maan rawatina kuy taasu dafa garaawoon mais mu gëm ko El Hadj Ndiaye bokk na ci ñi njëkk a def morceau di ci invité taasukat vraiment bokk na ci ñi ko njëkk a def way muy loo xam ne wax dëgg yàlla lu rëy la ci man nag parce que moom it boobu duggalu ci woon dara parce que boobu utatul woon ko xam mais man la bëggoon nit ñi xam waaw effectivement ni nga ko waxee rek ñu dooree carrière am ci duo en tout cas ñu gën ko xam ci duo à part la suite ñu gis nga génne li nga xamante ni mooy sa premier album daal di génne ci bii di lëmbal naar mu cartonné nag macha allah à travers le Sénégal ba ci sous-région bi boo xoolee ay Mali Gambie aussi mu ubbi ouverture yu bëri extérieur fu ne nga dem fa donc lan moo taxoon nga taamu lëmbal naar bi déjà non lëmbal naar bi gis nga lu yàlla nara def barke ak lu nara siiwal sax mais bi may def album bi lëmbal naar bokkul woon ci morceau yi ma ci waroon def boobu enregistré lëmbal naar moom laa mujj enregistré naa sama album ba presque mixé desel un jour rek laay fo ak sama boy yi ñuy jouer morceau bi rek tombé producteur bi di ñëw di déglu produit bi di waa mais Secka pourquoi pas nga def ci morceau bi maestro musique Sega maa ngi koy nuyu bu Grand Yoff ndeysaan après la daal di waxaat ak studio bi fay ko pour ñu yokk journée yi def ci morceau bi ndeke lëmbal naar mooy nekk morceau bi gën a cartonné sax ci album bi te lëmbal naar mi ngi ma dikkee ni nii rek sama benn xarit bu tudd Yiro Diop moo takk jabar mais jabar ji mu takk naar la mariage am man maa ko waroon animé ak sama groupe parce que xam nga man même sama premier album sama groupe a ko tëgg ci mariage bi yàlla def na am naa groupe avant may am album ndeysaan ci mariage bi yaayu xale bi invité ay mbokku naaram ñu ñëw di fa jouer comme ñoom ñoo waroon jouer première partie bi après bàyyi ñu jouer mariage bi man maa ngi leen di seetaan après musique bi ñuy jouer des ci man bi ma commencé rek man leen tey comme ay naar laay tëggal non tey moom du ma lëmbalu naar laay tëgg fa laa ko njëkk mu am succès nag ñu tëgg ko ñëpp d'accord mujj fu ñu mujj di dem tëgg sax ñemee wuñ ko njëkk a tëgg parce que suñ ko njëkkee tëgg après dafay tas loolu foofu la ma morceau bi dikkee nga àndoon ci tamit ak ki nga xamante ni mooy Daba Seye macha allah mu mën woy lool moom tamit collaboration boobu nu mu demee seen diggante Daba Seye waaw Daba Seye sama rakk la ñoo bokk dëkk Thiaroye wax dëgg yàlla tamit bi ma koy jël di ko invité ci sama morceau tamit xam ni mën na koo neexal moo tax ma jël ko parce que bu fekkoon ku neex rek jël nga mën naa jël soit sama rakk wala sama jabar wala sama doom mais xam ni li ma ko soxlaa mën na ko moo tax ma jël ko bi ma demee ci producteur bi ni ko mënu ma morceau yi kan ma ni ko morceau yi il faut mu am cœur daf ni ma kan la ñuy jël ma ni ko non am na sama benn rakk moom laay jël mun ma non nañ jël ci nit ñi ma ne non ma ne ko li ma soxla moom mën na ko
insister ban jël ko bi mu ñëwee tamit vraiment liñ ko doon doy def na waaw parce que gis nga lëmbal naar bi muy doog a génn boobu ku ko dégg rek man sax ñu bari dañ may woo waaye dégg nañ morceau bi nga def ak Coumba Gawlo man leen pourtant du Coumba Gawlo Daba Sey la waaw. yan relation ngeen am jamono bi. waaw relation yi ñàkk sama rakk ba tey ñu gisoon mu def fi grand théâtre mais gisuñu la fa woon. waaw ñàkk jot la woon. ñàkk jot la woon dañ lay faral di gis ngay rare aussi souvent ce public des fois di la laajte mais ci liñ jot a for c'est que mu ngi entre les avions day nekk extérieur lu ëpp des fois dina ñëw Sénégal mais du fi yàgg nooy gérer ñaari vie yooyu. waaw xam nga ñun lu ñu am. tey musique moo ñu ko may. benn métier lañ am kese musique rawatina mbalax moo ñu génne lëmbal naar boobu ngay wax moment bi ñu génne ci laa dem États-Unis ci laa jëkk a dem États-Unis je me rappelle maa ngi ànd ak Pape Diouf Ndeye Gueye mais vraiment Pape Diouf joué mais biñ ma présenté ma gis public bi te Pape Diouf mi ma koy wax ci avion bi naan ma fii dañu bëgg lëmbal naar mais bi ma ñëwee biñ ma présenté ba ma war a yéeg maa ngi gis public bi ndeysaan ak ni muy ne ma xam ne daal liggéey bu ne rek ku ci nekk rek war nga ci góorgóorlu may ma ouverture bu bari nag may dem fu ne ci àdduna bi wax dëgg yàlla moment bii may wax ak yow sax maa ngi ci wàccaay pour dem États-Unis waaw mais muy fu ñu mën a demit rek soxla si liggéey rek lañ fay def effectivement mu mel ni art bi moom ci la nekk ba tey ci lay dox ndax xamul lu dul art te tamit macha allah mën na ko te defe naa ñëpp d'accord nañ ni mën na li muy def mu ngi koy teg ci temps mais ni ma la ko waxee rek boo xoolee li muy voyage bëri na loolu donc bu demee foofu tamit ci art bi ba tey lay dox mais des fois fans yi di bëgg di xam Secka ci lan la nekk ci lan lay dox jamono bi est-ce que prévoir nga pour communication bi ak ñoom di yomb link yi di yomb ñuy toog di la bañ a namm di xam tamit ci lan ngay nekk. non namm moom waa Dakar Buzz maa ngi leen di wax moom samay fans namm moom jeex na parce que yàlla def na sax maa ngi ubbi benn chaîne YouTube Secka TV boo xam ne maag sama fans yeeg sama soppe yi fa la ñuy tase léegi loolu maa ngi profité occasion sax di gërëm waa Dakar Buzz ndax fii laa njëkk a waxee ci suite ni fans bu ma namate rek na ma xaar Secka TV exclusivité bi fii lay génne ci Dakar Buzz parce que ku bëgg def dara mu am buzz non faaw nga jaar Dakar Buzz mënut a ñàkk macha allah ba tey rek bu ñu xoolee tamit fii ci Sénégal tout le temps ce public dañ la daan suivre nga leen daan bégal at bu jot daan ko defee Ravin dem ba si yàgg di ko defee théâtre Daniel Sorano ñu doon xaar grand théâtre boobu ba tey jamono bi nag Covid bi daa ñëw tënk ñu ci lu bëri mais est-ce que mën nañ séentu Secka grand théâtre waaw wax dëgg yàlla parce que xam nga man damay jàpp ni grand théâtre Sorano Ravin biddiw parce que anniversaire bi biddiw bi laa ko njëkk a defee dem ba xajatu fa ma yóbbu ko Ravin dem ba xajatu fa ma yóbbu ko Sorano damay ñaan yàlla mu may ba mën a nekk grand théâtre mais man sama objectif dëgg ci art mooy spectacle du ndax fees na mais ndax am na spectacle man moo may daaxal Sénégal nag li ñu xam mooy ndax diw def na soirée ndax fees na dëgg la mais ndax artiste bi def na spectacle man moo ma gën a ñor daal. am na solo lool. ba tey Secka dañuy seetlu ci sa ay clip wala booy defee prestation tout le temps da ngay faral di bëgg valoriser li nga xamante ni mooy habit traditionnel yëre olof ngay gën a jox gëdd. ba ci say clip wala sooy génn. dañuy seet daal moo ëpp moom ngay gën a jox gëdd. yàlla boo def 3 ab bi ba teg ci encore col bi li tax choix boobu noonu. waaw xam nga rek ñun ay doom buur géwal la ñu juddoo ci ngéwal màgge ci ngéwal ba pare nag am ay xarit am ay doom am ay jarbaat ak ñoo xam ne looy def rek dañ lay bëgg a sonal xam nga man sama doom téer la moom xidma couture day bëgg lu may def rek dana papa maa lay copain yi nga am samay copain mel ni xam nga ñeneen ak ñeneen à chaque fois loolu ay joxaane couture njaay taal copain yi nga am ñuy ay téer ñëpp xam leen ñu bëgg à chaque fois booy def dara ñu solal la loolu mënoo ci dara loolu moo ko war a may damay sol yaa tey da nga ñëw fekk ma sol yaa effectivement waaw effectivement parce que des fois bu ñu la gisee habit traditionnel bi affaire daf lay gën a jox jëmm mag waaw xam naa benn paa nga doon xaar ni gis nga ci
donc ba tey ñu bëggoon xam tamit jamono bi taasu bi par rapport ak da ngay door boo xoolee concurrence bi bëriwul woon ñi ko doon def dañ leen di compter en tout cas ñi ko doon def siw dem télé def plateau di def ay clip dañ leen di compter mais jamono bi macha allah jeunes yu bëri ñu ngi dugg ci taasu bi te defe naa bokk nga ci ñi nga xamante ni may nga leen fit xàll nga yoon bi ba ñu ñemee tey gëm ni taasu mën na la may lu ne ci àddina waaye taasu mën na la yóbbu fu ne ci àddina tey na nga gisee taasu bi. waaw pour man dafa gën a dox. xam nga mbër mi amul ci làmb dara rek mooy wax mbëri léegi bëreetuñu moo naan wayatu tëggkatu sabar bi amul dara ci tëgg mooy wax tëggatuñu waykat bi amatul dara bi amul ci way dara moo naan wayatuñu mais génération dafay am man sama génération bi may ñëw di def lëmbal naar boobu loolu moo nekkoon top day passé leneen ñëw lii dafay jógee àdduna nit ñaa ngi way lu yàgg te ñëwuma fi dinaa dem lu yàgg bàyyi nit ñi ñuy way di bégal nit ñi man pour man taasu dafa gën a avancé parce que boo yi ñi ngi teg loo xam ne dara du ko dindi ku mel ne ay daam seen pour man day def lu nice peg ay mbay ay bastion ñi ngi def lu nice vraiment kon pour man avancé na bu baax a baax waaw tey boo amee conseil boo leen di jox ci seen avenir ci côté carrière laay wax lan nga leen di jox parce que tey comme ni nga ko waxee rek macha allah defe naa yaa ngi bëgg yàgg ci aabi la ñuy wax sax na dañuy jàpp ni desewaat na la lu bëri incha allah ban conseil nga leen di jox pour ñoom en tant que jeune ñu mën gérer bu baax li nga xamante ni mooy seen carrière artistique ndax jamono bi dafa am phénomène yoo xamante ni ñun dañ koy dund bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw daawoo leen jànkonteek jafe-jafe yooyu mu mel ni audio yi léegi fuite yi photo yi vidéo yi site internet yi wante tamit li ñu koy waxatee réseaux sociaux yi donc tout le temps lu ndaw rek ñu yàq la wala ñu jéem a yàq sa carrière baa ñu jéem a saltel sa tur wala sa der ban conseil nga leen di dénk tey. waaw conseil bi ma leen di dénk mooy damay commencer d'abord ci morceau yi mooy ñun ñëpp kenn ku ci nekk maa ngi lay ñaanal lépp loo def rek yàlla def ci barke def ci sutura mais xam nga jamono ji moom moytu dafa war trop ndax léegi boo tëjee sa salle tëj sa chambre à coucher sax boo sëqatee boo génnee ñu ne la bii telle heure sëqat nga yàlla mooy suturaal jaam bari na def ko tu ñaawteef yoo xam ne ban juddoo ba tey ci def lu ñaaw lañ ne te kenn xamu ko yàllaa leen suturaal yàlla dafa bëgg nit kuy suturaal moroomam dëgg moo tax mu indil ñu guddi kon doomu aadama dafa war a di suturaal dañoo war di suturaalante waaw mais sama rakk yi yeeg sama jarbaat yi nga xam ne ñi ngi ciy doogu dugg daal mooy xam nañu kenn ku la bëgg rek jar na daw ba dee ngir ñi la bañ mooy aar boo koy def tey am na ñoo xam ne déglu Youssou Ndour déglu Secka leen ko gënal am na ñoo xam ne déglu Secka déglu Ouzin Keita leen ko gënal nit ku ne day am ku la bëgg kenn ki la bëgg nag jar na daw ba dee ngir ñi la bañ macha allah defe naa am na solo lool te conseil yooyu defe naa dinañ ci bàyyi xel bu baax ndax seen doyen nga en tout cas génne woon nga fi benn morceau muy première dame première dame nag ba nga ko génnee coow li bëri na ñii ne nañ première dame Marème Faye Sall la ko dippee non ñi ne non aawoy la doon woy ne aawoy ay première dame lañu waaw xam nga man damay faral di wax samay morceau yow mi wéet di nga bind way bëgg di expliquer lii moo tax nga bind ko sax bëgg nit ñi di interpréter ko ci parce que des fois yow mi wéet di nga bind way mais li tax nga bind ko sax nit dina ko interpréter noo xam ne moo gën première dame morceau bi aaw yi laa ci way mais damaa jàpp ni nit ku ne tamit li tax nit ñi gën a mooy sa première dame loolu moo tax ma tudde woon morceau bi première dame waaw ci morceau bi aussi tamit li tax nit ñi gën a jàpp ni da première dame laa ko tudde mooy ci morceau bi dama ci tudd turu Marème Faye Sall ci biir morceau bi waaw ñoom laay wax togg ci mbana yàq ci booli noonu ngeen dëkkee awoy saa bu ñu ayee ñëpp xam ne ñoom ñoo ayee dañuy taaj ti bu des ti tibbal gant ainsi de suite loolu laa ciy way tuddee aawo yi nag première dame ndax man jàpp naa ni nit ku nekk sa aawo mooy sa première dame en tout cas Serigne Mbaye Fall sama xarit de moom xam naa ni Binta Diallo mooy première dame waaw d'accord génne woon ngeen fi benn morceau gannaaw ba ngeen amalee marche géwél yi bañ naan président ñoo lay woo après ngeen génne benn morceau aussi
sénégalais ñu bëri apprécier ko malgré yéen a ngi ñaxtu yéen a ngi wax seen doléance mais mu ànd ak rythme mu neex lool. macha allah te dafa am solo lool des fois ngay véhiculer message. mais di tout le temps di bégal nit ki. day neex a dégg maanaam. après loolu tamit defe naa amoon ngeen retour ci ki nga xamante ni mooy ministre bi nga xamante ni mooy yor wàllum culture. ba foofu SODAV tamit woowoon na leen. yéen artistes yi nga xamante ni amoon nañ carte mais dañ la invité woon ci benn plateau nga doon expliqué dañ leen jox 28 500. waa SODAV. non loolu SODAV la. waaw SODAV laa wax waaw. waa SODAV 28500. mooy artiste bu nekk 30 000. xaalis bi ñu doon séddale artistes yi. 28500 artiste bu nekk 30 000 lañ la doon jox. mais su fekkee dañ la ko envoyé defal la ko transfert fay frais yi mooy tax mu nekk 28500 et quelque lay nekk quoi. non xam wax dëgg yàlla envoyé woon nañ ma ko ba mu jot ko. ndax da ngeen séntu woon lu ëpp loolu. non xam nga nag man dama jàpp ni loolu Covid bi la dama ci gërëm sax waa SODAV parce que séntuwuma ko woon ci biir Covid bi la affaire yi metti na ba benn moment rek laa gis ñu envoyé ma ko SODAV mooy gënal ko envoyé mais est-ce que mën na koo ëpp. su ëppoon loolu moo may gënal mooy gënal sama moroomu artistes yëpp mais est-ce que mën na ko la fa nekk rek lañ séddale. avant may wax tuuti na wala déet est-ce que su ko mënoon a ëpp du ñu envoyé lu ko ëpp est-ce que du la fa nekk rek lañ séddale artistes yi tombé ku nekk loolu nga ci war a man noonu laa ko jàppee. ndax jot ngeen gisante ki nga xamante ni mooy ministre de la culture. ministre de la culture waaw mouvement bi maa ngi au passage maa ngi nuyu waaw mouvement ci lañ mooy ñun moo ñoo def suñu morceau boobu muy nga dégg morceau bi ñuy wax naan transporteurs yi wax nga ak ñoom soya yi ubbi nga leen casino yi jàmmonteeg ak dem ak dikk bi xam nga te kon nag tamit ñu nit ci lañ parce que xam nga wax dëgg yàlla ku mën a ubbi marché ak ni mu toll mën a ubbi casino mën a ubbi restaurant wala wax dëgg yàlla war ngaa mën a ubbi boîte de nuit wala sa xew tëggkat bi mën a tëgg dem xew mais nañu respecté barrage yi rek voilà. ñu jëf li ñu mën daal. Covid 19 bi ñun la ñëwal. ndax defe naa ni ñu ko waxee rek artistes yi moom defe naa Covid 19 bi ñoom la gën a laal. non Covid 19 bi ñun la ñëwal kenn rek laa mere nag ki ko tuddee pandémie du pandémie pan complet la ci ñun. tuddul pandémie quoi kooku moom mere naa ko trop xaw ma ko xalaat bopp mais dafa juum tuddul pandémie ki pan complet la. ci ñun non wàññeekuwul dafa arrêté activité yi. yow ko xam ba tey sa activité yi nag dina wàññeeku moom gaab ndax bu fekkee. non wàññeekuwul dafa arrêté. dafa arrêté activité yi du wàññeekuwul de dafa arrêté moo tax du pandémie ci ñun pan complet la ci ñun. mais aussi est-ce que tamit bii du soññu yenn artistes yi nga xamante ni ñoom dañoo toogoon rek di dund ci art bi kase ñu jéem a investir si leneen wala ñu ut leneen lu ñuy def à côté bu ko defee bu fiir doxul fee tane. waaw lii nga wax maa ngi nuyu au passage ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye après suñu grève bi recevoir nañu Fallou Ndiaye ak man ak président bi ak grand porte-parole bi mais non seulement Fallou Ndiaye ak man recevoir nañu Khadim Samb mi ngi toog ak grand Lamine Thiam dogo mais non seulement mbégte bi ñu am ci recevoir bi ñu recevoir mais daf ñu jox ay consigne ni ñu nit kaña du am benn pax kese xam nga jox ñu conseil yu bari ni boo amee sa kii bu ko def rek ci benn leket da koy def ci leket yu bari pour bu bii tuuroo nga mën a jëriñoo bii mais ñun artistes yi mel ni man nga xam ni aar kese lañ am Covid bi metti la ci ñun trop waaye nag dañuy dellu ci yàlla rek ci saa yu namee dara rek moom doomu aadama mënul teemu def ko te nag gémmiñ gu yàlla xar sànni cay fépp wax dëgg yàlla bi Covid bi ñëwee tamit suñu ngi dund mais xam nga artiste dafay bëgg tey ñu may ñu ay millions gis nga moom la ñuy wax ci suñu grève kañ la ñuy tëgg. géwél yi sonn nañu ñoo lay woo kañ la ñuy tëgg. waxuñu kañ nga ñuy dimbale kañ nga ñuy jàppale de kañ la ñuy tëgg. parce que artiste moom li mu bëgg moom di produire. tey nga may ko 20 000 artiste bi nekk ci digg ndëndëm sentir artiste ci deretam tey nga may ko 20 000 francs
nga liggéeyloo ko fay ko 20 000 francs nga wayloo ko wala nga tëggaloo ko fay ko 10 000 la ko gënal parce que day nekk passion ci moom loolu dëgg la waaw. te day am fooy tollu sax defe naa foog ngay bay waar bi pour di gën di mën di natt sa bopp aussi. waaw loolu dëgg la. ba tey Secka ñu bëggoon xam sa carrière. li ma gën a marqué boo sama toogee carrière xool ko mooy ban moo la gën a marqué lan moo la gën a marqué ci sa carrière. li ma gën a marqué ci sama carrière mooy ñun ay taalibe Cheikh man sam papa Tiwaawan la buggul woon ma def aar. demee Tiwaawan c'est ça. sama papa boo fekk ñun ay taalibe Cheikh la. Ale Malick Seck sama papa Tiwaawan la dëkk sama ñun maam boo demee Tiwaawan Seydi Hadji Malick moo ko jëlee Ndar indi boo ko fekk Tiwaawan. boo laajtee kër Ale Malick Seck dañ la koy wan man sama maam bu sañoon man Seydi Hadji Malick moo ko jëlee Ndar indi ko Tiwaawan. Iran Ndaw bi tey wala sama papa moom Sidi la bu sañoon man oustaz laa nekk wala maay nekk Iran Ndaw mi tey dogal l'homme propose Wala dispose Sidi Lamine. ba xam mu nga commencé di def mais jaam ak pexe yàlla dogal l'homme propose Dieu dispose. théâtre bi ma commencé di def art neexu ko ma dem guddee ñëw fekk mu tëj buntu kër mës naa nawet la woon ak mës nañu am spectacle théâtre CNEPS bu Géejawaay fanaan ma dem guddee ñëw fekk mu tëj buntu kër gi nawet la woon comme nii ma ñëw mu tëj buntu kër gi ni duma fanaan ci mbedd mi laa fanaan taw bi yëpp fanaanee taw sama kaw nga xam ni loolu àddunay dox ba ma dem États-Unis mu duggee ci hôtel ñu dugal ma hôtel 6 étoiles chambre bi 115 ma xam ni loolu lu ma marqué la bi mu duggee ci hôtel bi mu duggee sama chambre rek maa ngi fàttaliku chambre bi 115 la woon fàttaliku dama dugg rek taw bi ma fanaane ñu jox ma clé bi ma dem ba ubbi chambre bi dugg rek sama xel loolu moom mu fàttalikuwaat net parce que taw bi ma bu sama fanaan papa dafa bañoon aar xam ni mais daf ko li nga leble rek loolu lañ lay fay loolu moom bu ñëw koo xam ne wala ko sama parce que du sam papa dafa bañoon aar ko jàppewul mais daf ko xamul xam nga nit mënul bëgg lu mu xamul koo xam ne yàlla alxuraan dimbali na rek ma la nag xam ak aar loolu ñoom duñ ko jàppee woon ku ci dugg da ngaa war a tux wala da ngaa war a naan booba yàlla dimbali na ma nag buggul woon ma def ci loolu sam papa doon bañ moo ma muccal ci yooyu yëpp parce que moom buggul woon ma def ci yooyu benn yàlla loolu moo taxoon ma daw yooyu ba yàlla musal ma ci du sama njàmbaar nag mais ci man effectivement yàlla laa koy sant daal mu mel ni défi la woon daal ndax comme amoon na benn Très bien. vision ci man artistiquement bëggoon nga ko wan le contraire ne ko mën naa dund art te Sans- lépp looy Très bañ rek bien. mu bañ ko def effectivement waaw maa ngi defe naa suñu émission daanaka jeex na dañ lay bàyyi rek nga joxe sa mot de la fin. waaw maa ngi kontaan gëstu ni ci ci émission bi wax dëgg yàlla parce naa ci que mbégte question yi dem neex na trop parce que dëgg yàlla dafa mel ni da nga maa gëstu li jiitu nga may ñëw ngay ñëw ci man am naa ci mbégte question yi débordé wul te jiitu wax dëgg yàlla bokk na ci émission yi moom def kontaan ci su ma waxul bii du jiituwu ci tamit xam naa ni bokk na ci émission yi ma def yëpp kontaan maa ngi kontaan ci internautes yu waa Dakar Buzz di am mbégte ak bànneex di ñaan yàlla fu ngeen fu télé bu fu TV toll ci àdduna rek yàlla na ci bii yàlla na ko Dakar Buzz topp te sax nag mi ngi ci yoon wi ndax ku bëgg a def buzz il faut nga jaar Dakar Buzz kontaan naa trop di leen wax ni yéen samay soppe yéen samay xarit képp koo xam ne bëgg nga maa gisati wala nga bëgg a xam ci la ma nekk maa ngi lay ñaan nga abonné ci Secka TV loolu nag maa ngi ci am mbégte di ko gërëme waa Dakar Buzz jërë ngeen jëf. ñun ñoo lay sant di la gërëm ñun ñi ñëw ba ci sa biir kër nga dalal ñu ak sa soxna su baax si tamit ñu koy sant bu baax di la jaajëfal bu baax en tout cas c'était un plaisir ñëw toog ak yow partager li nga xamante ni mooy émission Tassé mbokk yi xarit ñu doon seetaan à travers Dakar Buzz TV l'émission tire à sa fin maa ngi remercier équipe technique bi ma àndal Pape Lamine Amadou di leen jox dig daje très bientôt ci yeneen numéro ànd ak yeneen ndaanaan incha allah d'ici là portez-vous bien.